Merci de nous retrouver sur ATV, la première télé urbaine de Mbour, comme tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à 17h dans votre émission 16-17 di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ATV, la première télé urbaine de Mbour. tey bu ngeen ma gisee fi ma taxaw ngeen xam ne maa ngi Grand Mbour de l'hôpital ñëw fi nga xamante ne moo di restaurant La Braise àndandoog la siste Chacha mi nga xamante ne moo fi amal soirée le 9 avril lay doon à partir de 21h tey moom la ñu war a àndandool waaye tamit daal dinañu béggee dinañu waxtaan dinañu kaf dinañu foo dinañu rey fi nga xamante ne moo di La Braise nekk ci route de l'hôpital. kan ngay àndal Paco ma ni Chacha, la fleur sauvage de la musique sénégalaise, la fille qui a marqué son empreinte sur la scène sénégalaise. tey moom lay àndandoon fi nga xamante ne moo di restaurant La Braise. bu ko defee damay àndandoo ak sama caméraman mi nga xamante ne mooy Mohamed Gueye ñu daal di àndandoo daal di dugg ci biir ba mu neex. suma gisatul di nga ma xalaat te xam naa ne di nga wiitoo suma gisatul di nga ma xalaat te xam naa ne sa yoon dina wiitoo man may ndaw soosu daan la wayal daan la xalamal daan la tànnal sab layub ceebo man may ndaw soosu daan la neexal daan la tette daan la muñal sab tàng xol bi suma gisatul di nga ma xalaat te xam naa ne sa yoon dina wiitoo. allez merci beaucoup gannaaw bi ñu seetaanee clip bu neex boobu clip bu set loolu tournage bu Sylvie Set loolu ñu àndoon ak moom l'artiste Chacha, la fleur sauvage de la musique sénégalaise, la noisseur d'ébène noonu laa ko tuddee. tey moom la ñu àndandool fi nga xamante ne moo di ATV, la première télé urbaine de Mbour. gannaaw ma ngay waajal li nga xamante ne mooy le 9 avril lan moo xew le 9 avril fan lay xewee waaye lan moo fa xewit dinañu ko waxtaanee léegi lay doon ci ATV, la première télé urbaine de Mbour. ayca Chacha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di ci yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax naka journée sant yàlla mu ngi neex ni ma koy waxee saa su ne la fleur sauvage de la musique sénégalaise mais aussi la noisseur d'ébène de la musique sénégalaise, la fille qui n'a pas hésité
a percé sur la scène sénégalaise mais aussi a marqué son empreinte sur la scène sénégalaise. noonu laa koy waxee saa su ne ñuulaay bi jekk na bu woyee sa xel dem ci les divas de la musique sénégalaise bu woyee sa xel dem ci Coumba Gawlo Seck bu woyee sa xel dem ci la lion de la musique sénégalaise pourquoi lan moo la may baat boobu noonu avant loolu boo nuyoo bu noppi lay doon maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu cher téléspectateur Audax TV di kontaan loolu ndax fii sama kër la. yaa ko moom vraiment di kontaan saa su nekk di fi teew. di sant fans yi bu baax di leen gërëm. ndax ñoom ñooy lépp. tey Sacha dafa bëgg dara mu nekk passion ci moom. mais tey fans yi mu koy jox ñu koy bëggee. ñu koy yóbbu un peu partout donc ñooñu laay sant di leen gërëm. ok tey ñooñu laay sant di ko gërëm tey mu ñëw indil ma 76 bu ma nee 76 ñu bari dañ naan lan moo waral ma ne 76. mais tey tubéy bi mu sol moom mooy yóbbu 76. mooy jamonoy kabo yi jamonoy kabo yi quoi loolu moom mooy 76. ok qu'est-ce que ça te fait. Sacha bu njëkkoon ak Sacha léegi succès bi. qu'est-ce que ça te fait. waaw pour le moment du ma neegum succès parce que sama bët maa ngi ko teg fu gën a sori fi Sacha nekk en ce moment. parce que nit ki lépp looy def di ci ñaan yàlla di ci gën di avancer chaque jour qui passe. donc damay sant yàlla rek di sant ñi nga xamante ni ñoo may bëggee di sant ñi may jàppale bu baax a baax. ok di sant ñi may bëggee ñi ma yàlla booleel ñi may puus ñi may yoor loxo. ñooñu laay sant saa su ne ba tey yéen a ngi seen biir émission 16-17 comme on a l'habitude de le faire tous les mercredis 16h 17h sur ATV la première télé urbaine de Mbour tey suñu invité mooy la reine de la musique sénégalaise moom laa ko tuddee la fille jigéen bi nga xamante ne moom moo jot a marqué empreinte am sur la scène sénégalaise waaye tamit doon sunu ndam ñun ñëpp képp koo xamante ne rek yaa ngi ci Petite Côte bi moom mooy sa ndam c'est parce que ndamam mooy sunu ndam mooy ndamam. ok juste après comme que ne nga amagoo succès bi ñëwagul. mais maanaam turu Sacha bi. pourquoi Sacha. donc pourquoi Sacha donc dama ko déduire juste ci sama tur. ci sama vrai nom. ci sa vrai nom. voilà donc parce que depuis le début donc bi may door a commencé nekk école di jàng. bon sama yaay dafa teeloon xam ne kii musique moo nekk ci moom donc mu teel ko accepté teel ma ci jàppale macha allah. donc mais mu ne ma nag bu ma sañoon nga créer benn pseudo. donc boo xam ne da nga koy dédouler ci sa tur. donc ma def ko vite fait muy di Sacha muy tur bu neex yaakaar naa ne waaw. ok xam nga dañu naan li ci maam sa da koy dond. damay faral di dégg mag ñu naan li ci maam sa da koy dond. dëgg la nga tourné Mbour mu toj nga dem Thiès c'est parce que Thiès boo demee dañuy jàpp ne sax Sacha fa la dëkk. dëgg la boo ñëwee Mbour ñu jàpp ne Sacha fi la dëkk nga dem Dakar Ndiaye jël Diop ñu jàpp ne Sacha fi la dëkk. lan moo la may lool. waaw surtout waa Thiès yi nga wax foofu laay rebondir donc dama fa dem jouer fa pour la première fois c'était au Grand Hôtel de Thiès. donc ma dem fa benn 30 novembre je me rappelle. donc ma jouer fa gars yi vraiment ñu apprécier ma. ñii di ma laaj sama numéro yi daal man boo joué Mbour sax wax ñu ñëw fa pour jël la wala pour wala kii. non pour ñëw ci sama yeneen soirée. ok parce que de base malgré maa ngi def mbalax mais damay def variété. parce que musique aussi yaatu boo xamante ni jéem a am touche yu bëri da ci am solo. parce que boo nee variété nee nga acoustique nee nga reggae. nee nga jazz nee nga folk donc mu nekk style yoo xamante ni dama koy def dans les hôtels. parce que place bu nekk boo dem ak li mu laaj. tey am na ay hôtel yooyu dem laajul mbalax yu fort yooyu noonu day laaj musique bu wàcc. day laaj acoustique. donc nga dem ci boîte de nuit soirée sénégalaise mu laaj mbalax donc bi ma demee ci hôtel boobu ma def fa acoustique variété donc ñoom ñëpp vraiment ñu apprécier ba ci borom hôtel bi. ma jógee fa dem Palais des Arts boobu maa ngi woon ci groupe Mbaxaan tous les lundis di ko nuyu bu baax. bu ma demee Palais des Arts aussi pareil donc waa Thiès moom aw ma seen fay dama ciy sant yàlla bu baax a baax parce que du sama mën-mën. du sama kàttanu yàlla. ok man Sacha daf may fàttali Aline Sitoé Diatta une guerrière du côté du sud Casa di Mansa. c'est parce que africain dafa fonk cosaan. li tax ñu ne africain dafa fonk cosaan. boo ñëwee Sénégal boo demee États-Unis boo déggee mbalax boo déggee jazz boo déggee reggae boo déggee hip hop sa xel dafay dellu ci say maam bu njëkk. tey loolu nga andiwaat comme ni nga ko waxee génn nga dem Thiès daal di koy toj Madické Niang laay titwaay quoi dem nga Thiès daal di koy toj ñëw Mbour daal di koy toj dem Dakar Ndiaye daal di koy toj mu mel ni bëri nga ay soirées yoo xamante ne yaa ngi koy joué que ça soit acoustique que ça soit variété musicale lu mu ci mën a doon yaa ngi koy joué mais lan moo la poussé pour nga dugg ci musique. passion la rek lu ma bëgg depuis ma nekk xale. donc li ñu naan xale lu muy fowee rek dëgg la ci moom.
donc depuis xale école bu ma mënti jaar dañ may ràññee ci way ci wàllum parce que lépp luy journée culturelle ci école yi ma jot a jaar yëpp que muy à Mbour wala à Dakar chaque année bu ñuy def fête da daan jël micro te ba nga ko commencé depuis bi may def CP donc loolu yàgg na donc nekk di ci foo di ko fooyee ba benn âge bi ma ne nag foo bi doy na dama ci concentré wu def ko sama métier ndax nit ki loo fulaal rek ci kàttanu yàlla mën nga ci am lu kawe sa njort ok tey bu ñu nee Mbour soit mën nga doon number 1 wala mën nga doon number 2 ndax bu ñuy lim artistes yi nga xamante ne ñoo nekk ci petite côte bi bu Sacha nekkul ci première na nekk ci deuxième position c'est parce que jot nga marqué sa empreinte sur la scène sénégalaise au niveau national et au niveau international même c'est parce que artistes yu bëri boole ne au niveau international ñu ne la demaguñu foofu mais alors que bu fekkee génn nga 2 vidéos 3 vidéos ba ñu dugal ko ci internet réseaux sociaux kon donc t'es international ok léegi succès bi qu'est-ce que ça te fait c'est parce que Sacha bu njëkkoon ak Sacha léegi bu dee dox ñu naan Sacha moo way li d'ailleurs ñu ngi gis nga vidéo bi ñu seetaan léegi nga def ci benn solinu maam mooy lan da nga def grand boubou bu baax bu toog mais succès bi qu'est-ce que ça te fait waaw dama ciy sant yàlla rek ndax yàlla moo am moo mën tey am nañu dàq way Sacha ñu nekk biir Mbour talent kese la fees Mbour dafa bëri talent te ci fànn boo mënti laal am na ay talent donc yàlla bu dogalee nga génne benn vidéo ñaari vidéo ci sa dëkk wala nga def benn soirée ñu ràññee la donc loolu da nga koy sant yàlla te gën a góorgóorlu baax a baax. mais lan moo tax nga bëgg ruq bi quoi. c'est parce que wéet bi ñu doon seetaan sànq tout à l'heure fii lañ ko tourné exactement tey nga jàppoon benn date boo xamante ne bëri na artistes yoo xamante ne ñu ngi ci biir Sénégal ñu ci bëri dañoo ciblé Petite Côte bi yow tamit nga ñëw toog ne sama dëkk laay bégal le 9 avril pourquoi ruq bi quoi. waaw fii daa baax rek dafa baax. wala maam yi fii lañ nekk non fii a baax rek ba pare mu nekk un cadre somptueux donc te man dama bëgg lu rafet. waaw moo tax rek ñu taamu fii. ok tey ñu ngi ci restaurant La Braise. bi nga xamante ne yaa ngi ci waajal benn soirée bu am doole benn soirée boo xamante ne c'est au niveau national et international. Inch'Allah c'est parce que fi ñu toog. ba fi ñu ko tijjee ba fi ñu dugg ba fi nga xamante ne ñu ngi fi nii képp koo xamante ne yaa ngi seetaan émission bi xam nga ne du restaurant bu ndaw déedéet muy La Braise c'est parce que artistes yu mag yu bari jaar nañu fi nga xool maanaam entourage yu ni mu mel jàpp nga ne est-ce que mën nga ko feesal ci kàttanu yàlla gëm nañ ko ndax bu dee liggéey bi ci war def nañ ko te ñu ngi continuer di ko def ñu ngi ciy ànd ak ñoo xamante ni vraiment boo laalee ci côté comédie biir Mbour ñoo ko téye ci seen ay loxo donc gëm nañ ko am nañ ci yaakaar te ragaluñ loolu te ragaloo loolu ayca doomu Mbour du ragal l'impossible n'est pas Mbour waaw comme ni ma koy waxee saa su ne ba tey yéen a ngi seen biir émission 16-17 comme tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à 17h dans sur ATV ngeen àndandoo ko moom votre fidèle serviteur DJ Paco tey maa ngi àndandoo ak Sacha ndax man ni ma koy waxee saa su ne la noirceur d'ébène xam nga teint noir teint noir lay may caaj quoi exactement bon ok gars yu bari dañ naan sourire bi lan moo ko def ci Sacha sourire bi reetaan bi mais balaa loolu tey nga visé fi nga xamante ne moo de La Braise gis nañ ne artistes yu bari ci année bi ñu nekk nii gannaaw Covid bi gannaaw mbas mi nga xamante ne nekkoon nañu fi yéen artistes sax xëy na yéen a ci gën a jooy c'est parce que di ngeen bëgg a def concert du ngeen ko mën di ngeen bëgg a def soirée du ngeen ko mën La Braise mu doon benn resto boo xamante ne artistes yu bari teg nañ ci loxo tey nga ñëw jël ko lan ngay waajal le 9 waaw le 9 ci kàttanu yàlla donc dama def music and comedy show. music and comedy show. pour la première fois sur la Petite Côte. yéen a koy dégg. voilà pour la première fois mu nekk un concept boo xam ne. dama ne tey Sacha c'est bien beau mu ñëw def live pendant 2 heures de temps pendant 1 heure de temps dem dina neex. ndax képp ku bëgg Sacha di nga dagg sa yite ñëw seetaan ko. mais tey dama ci bëgg a boole sama frère yi nga xam ne ci côté humour. côté comédie ndax stress bi dafa bëri Sénégal. problème yu bëri xalaat yu bëri. ma ne naa jël 1 heure de temps def ko comédie show. sama frère yi ñëw bëggal li ñu reetaan. kàqataay ba bëgg. Sacha ñëw def live. Sacha ñëw def live kon donc ci première partie bi dafa mel dañuy àndandoo ko comédiens yi nga xam ne ñoo gën a. voilà ñoo gën a mag biir Mbour. ñu nekk biir Mbour waaw Alaaji Kaña gi mu ngi ci Jenko mu ngi ci Abo mu ngi ci mais aussi Iskobo pourquoi Mbour li muy yaatu bëri comédien nga tànn ñeent ñooñu noonu wala soit ñoom ñoo marqué seen empreinte sur la Petite Côte. waaw déjà parce que ñoom dañu nekk ñoo xamante ni ci côté humour côté comédie ñoom ñoo fi gën a teg tànk te aussi ragal féete day xañ a wërsëg donc waaw kon fa nga féete gaa ngi lay seetaan de gaa ngi lay fa nga féete waaw ragal féete day xañ a wërsëg ndax ñoom macha allah ñu ngi may sama côté musique dawuñ ci dara dañ may fekk ba Thiès dagg seen ay yitte ñëw di ma seetaan di ma encourager buñ ma déggul jël seen téléphone woo ma donc te bu budul loolu sax même budul lu ñu seq ci wàllum humanisme dañu nekk ñoo xam ne côté humour mënoo lim benn artiste ñaar
ci Mbour te doo leen ci teg. ok mënoo lim ñaari artistes wala te doo leen ci ñetteel. wala nga daal di leen ci ñeenteel. mais on peut dire que ni tu fais la fierté des Mbourois. c'est parce que bu ñu demee ba nga ànd ak artiste bu mag boo xamante ne dañu koy jooy ba léegi suñu bàyyi Thione Ballago Seck mi nga xamante ne xam naa ne sax yaa ngi ci projet boo xam ne di nga ko rendre hommage c'est parce que am na projet bu mu nekkoon muy CEDEAO nga ànd ceeg moom qu'est-ce que ça te fait gannaaw ba mu génne àdduna ak projet bi ngeen bokk. waaw loolu dafa nekk lu metti ndax Père Thione moom papa yi ñëpp la woon donc mu nekkoon ku baax a baax donc bu ñu tegee projet bu day noonu projet boo xam ne c'est international plus de 300 et quelques artistes nekk ci Sacha commencé way barki Dembo Ndiaye mu boole ko ci projet am donc dafa nekkoon un honneur pour man ma dem këram macha allah nekk fa mu nekk ku oyof parce que d'habitude yaa ngi gis à la télé yaa ngi gis artiste bu siiw nga foog ne kii dafa compliqué wala dara alors que nit ku oyof la macha allah ku oyof man bu ma toogaan ba jékki-jékki gis appelam sama téléphone daf may def un effet bu extraordinaire benn anecdote la première fois bi ma woowee téléphone ma wan ko sama yaay ma ne ko yaay Papa Thione moo may woo gëmuma woon sax elle m'a même pas cru dama mu obligé passe ko ne ko waxal ak moom bi mu ñëwee Mbour fii aussi woo ma téléphone vraiment donc c'est une grande perte. ok c'est une grande perte juste que benn tampon la woon rek pour ñu xamal ñi seetaan que ni doo ko ndaw lu mu bon ñi nga xamante ne marqué nañ seen empreinte sur la scène sénégalaise ñi nga xamante ne bon on peut dire que c'est des ambassadeurs de la musique sénégalaise partout dans le monde que ni def nga ak ñoom benn featuring ànd nga ak ñoom ci ay projet am doole benn tampon kese woon tey ñu gis ne bu fet daan jub Sacha mu ngi Saly Sacha mu ngi Thiès Sacha mu ngi Dakar tey nga ñëw taamu Mbour am na kook say frère ñenn comédien ñi nga xamante ne ñu ngi ci Petite Côte bi xam naa ni ci kanam tuuti sax Eldo dina ma may loolu c'est parce que faw ñenn ci artistes yi nga xamante ne invité nga leen ñoom ci ñëw def benn t-shirt c'est parce que t-shirt yooyu noonu daf ci am solo bu baax a baax ndax yaay kafooree ni ko waxee sànq kii bi dafa bëri stress bi dafa bëri dëgg la stress dafa bëri boo xoolee classe mondam gi leen tere am yaram bon peut-être mën nañu ne stress bi la ok le 9 pourquoi le 9 waaw pourquoi le 9 avril parce que donc bëggoon nañ ko def bien avant mais ku xam situation mondiale bi ak Covid bi et tout donc ñu nekkoon en couvre-feu donc moo taxoon mënoo woon jàpp benn date donc du coup bi ñu libéré ne mën nañ commencer waat les spectacles et tout bon on s'est dit que avant ñuy dem ci weeru koor bi nañu def benn affaire rek bëggale ko fan si ñu tàqamti ko ci en attendant clip Temps Boy di génn ok clip Temps Boy xëy na ci kanam tuuti dinañu ñëw ci projet nga xamante ne yaa ngi ci bi nga dooree léegi ñaata vidéo nga defagum waaw bi ma dooleeg léegi def naa 3 vidéos. 3 vidéos. voilà bu njëkk bi muy jigéen. lu ci topp di bége extrait de la compilation Siwal. troisième bi di Cover With. ok Cover With bi ñu gis ne da nga ko jëlee sunu baay El Hadji Ndiaye. mais d'après bi nga ko jëlee c'est parce que gis nañu artistes yu bëri yoo xam ne bu ñu reprendre son jàmbur. problème da leen ciy fekk. d'après gis nañu. nga xamante ne mooy ñenn artistes yoo xam ne ñu ngi Petite Côte ba Ndakaaru ay cover yi nga xam ne reprendre nañ ko yenn problème lañ ci fekk tey bi nga defee Cover With bi ban problème moo la ci fekk non j'ai pas eu de problème parce que bi ma ko dama ko def en studio ba pare ma woo Papa El Hadj Ndiaye bi ma ko woowee moom aussi daf ci kontaan macha allah. est-ce que li mu fay moo tax mu kontaan ci non ko pa ndaanaan la suñu papa non mais fay na xam nga fi mu toll nii on est au 21e siècle ay El Hadj Ndiaye gars yooyu yëpp fay nañ est-ce que li mu fay moo tax mu kontaan mais ñooñu ay ndaanaan lañu ñooñu duñu fay ñooñu seen ay textes boo koy déglu ba tey da nga ciy jëlee njëriñ ñooñu ce sont des monuments ci musique Sénégal dañ leen war a gën a joxaat cër donc tey Sacha mi nga xam ne son wet muy génn original Sacha peut-être juddoogul ma màgg di dégg way bi ba tey ça veut dire que son bi c'est un chef-d'œuvre donc bi ma ko woowee waxtaan ci ak moom il a été très 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 content donc ba tey ci lañ ci jaaree am link donc duñu toog une semaine wala 15 jours déggantewuñu muy pas bu baax parce que bu ko neexoon dama lu tax ngay jël sama son te taagu te dama def son bi en studio ba pare door ko woo téléphone door ko wax léegi y a tellement d'artistes au Sénégal y a tellement des artistes qui sont des monuments de la musique sénégalaise ay artistes yoo xamante ne mënuñu leen natable pourquoi nga cibler son wetu El Hadj Ndiaye waaw parce que son bi dama ko yàgg déglu mu yàgg ma neex paroles yi aussi
nekk ay métaphores yu ma neex ay métaphores yu nice yu am doole. voilà noonu laa ko sentiré rek ma xëy un jour ma ne naa dugg studio def ko. est-ce que mën nga ma ci may benn acapella boobu ndax benn tampon juste benn 1 minute. su ma gisatul di nga ma xalaat xam naa ni sa yoon dina wéetoo soo ma gisatul di nga ma xalaat xam naa ni sa yoon dina wéetoo leer na ma dinga namu samay cuuraay samay juutaay ak samay xaqataay ma doonoon sa waay di sa wiiru waay soo ma gisatulee sama waay di ma namu waay soo ma gisatul sama waay di nga ma namm waay mu mel ni dañ ko jëlee ci mbëggeel tey juste que El Hadji Ndiaye way na son bi lyrics bi neex na la paroles yi neex na la am nga maanaam am nga envie reprendre son boobu noonu mais dañuy sentir ci sa biir waay que ni am na loo jot a dund wala am na loo gis ku nit ku koy dund ba tax nga reprendre son boobu noonu waaw c'est parce que lyrics yi xaw na jaawaloo tuuti rek tuuti so mu mel ni da ngay wayal tamit sa bopp on peut dire que na nga ko jëlee au fond de ton cœur. non c'est pas que jaawaloo en fait son bi maanaam dafa am kooku ciblé. non xam nga mais mbëggeel aussi dafa xew. mbëggeel dafa xew keneen di ko dund mooy lool. exactement mbëggeel koo gis muy dox rek am na ku mu bëgg am na ku ko bëgg te des fois mbëggeel yi xaw a compliqué xam nga. donc mënu ci ñàkk donc mbëggeel ñëpp a koy dund. képp une personne normale quoi une personne normale. dañ may bënte woon ci yow. dama ko for ci yow bay nit daal di ma ko yóbbante ne ma laajal ma Chacha. xaalis bi mu toog fan la ko jëlee. fortune bi dañ ma ko yóbbante juste que. benn question bu ñu may yóbbante ne ma laajal ma ko Chacha ok. maa ngi sant yàlla rek maa ngi sant yàlla bu baax. non parce que on peut dire que à Mbour il y a plus de 1000 et quelques artistes. que ça soit ci comédie bi que ça soit ci kii bi. mais Chacha rek moom mooy imposé wu pour tëgg soirée. imposé wu pour woo média yi ñu ñëw àndoog moom kon donc am na ci lu mu toog wala am na ci lu mu yaakaar moo tax ñu ne ma laaj ko fan lay wax. waaw da ko root ci géej non xam nga aussi benn nit kese mënul def dara Chacha kese mënul def dara. donc maa ngi ak sama famille ñu may jàppale maa ngi ak samay nit ñoo xamante ni bokkuñu sama famille. mais dañu gis ni Chacha mi amaana buñ ko jàppalee ëllëg mën na doon dara. mais du ay fortune wala bëgg naa nag am fortune incha allah. mais est-ce que toogoo ci tamit. non. non. c'est que damay laajal nga xam toogoo ci. toog nga ci wala toogoo ci. déedéet toogoo ci. ok kon donc ki ma doon laaj question bi xëy na mooy loolu ay ca ba tey vous êtes toujours dans votre émission 16-17 comme tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à 17h qui que vous êtes où que vous soyez te dañu seetaan waxtu wi tamit rek tey suñu invité du jour mooy Chacha la fleur sauvage de la musique sénégalaise xëy na tur boobu maa la koy jox la fleur sauvage de la musique sénégalaise foo toog après del naa man maay la fleur sauvage de la musique sénégalaise mooy ki nga xamante ne moom mooy percé gaay place aux comédiens de la Petite Côte ñu daal di dalal quelques comédiens yoo xamante ne jot nga leen woo ci bis bi c'est parce que bu fekkee ne tey ñu ngi ci ATV toog c'est pour lancer programme sa soirée bi nga xamante ne yaa ngi koy amal le 9 avril bëgg gaa ñi ñëpp teewee ko gaa ñi mën a xam ne Chacha doomu Mbour la nañu leen ko may doole c'est parce que bu réussir jàpp naa ne réussite totale pour la Petite Côte mais aussi jot na marque empreinte am sur la scène sénégalaise c'est parce que dem na bay def ak featuring ak ay duo yenn artistes yu mag yoo xamante ne ñu ngi ci biir town bi ñu ngi ci biir Galsen au moins te xam naa ne rêve am mooy doon une artiste internationale te xam naa ne commencé naa mooy loolu commencé naa jekko ci affaire yi xëy na rue bi ci kanam tuuti murundam dina ma wax ne ma Chacha li moo tax mu taamu rue bi c'est parce que clip mu ñëw ci rue bi soirée mu ñëw ci rue bi ayca ñu daal di dalal ñenn ci artistes comédiens yoo xamante ne Chacha daal dina ñu invité ci le 9 avril fi nga xamante ne moo di La Braise sur la route de l'hôpital après hôpital Grand Bourg. waaw jigéen Sénégal bëgg naa ma leen jigéenu àdduna
jom lool waaw am ngeen yërmande jigéenu Sénégal ak bu Gambia jigéenu àdduna yi am ngeen jom lool waaw waaw am yërmande su jigéen amul woon maa ngi laajte kon dal nu mi mel sopp naa ma leen jigéenu Sénégal bëgg naa ma leen waaw jigéenu àdduna ñi ñu ngi xëy di jaay waaw waaw ngir luy dem kër gaay allez comme ni ma ñëw leen ko waxee sànq rek gannaaw le 9 Chacha nee na moom bëggul def benn soirée boo xamante ne day ñëw taxaw way daal di ñibbi mais dafa bëgg a dalal ñenn ñi nga xamante ne ñoo di ay confrères am nekk ci Petite Côte bi daal di yëngu ci li nga xamante ne mooy comédie comme que tey bon yaakaar naa am naa 4 invités. waaw am naa ci 4. waaw kañ gi moom xam naa ne ay xeer a koy rey dafa bari na xeer trop mais en l'instant même ñu ngi ak Jenko maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax maa ngi am tawfeex. maa ngi sant yàlla bu baax Jenko bu ngeen waxee looy wax. moom lay xalaat nii moom lay xalaat ba tey. ba léegi xalaat gi ñëwagul. li ma wax lay xalaat nii. mais yéen seen projet bi ngeen nekkoon ci wàllu muus bi fan ngeen ci toll. muus bi kaas nañ ko. kaas ngeen ko. def nañ ay sport dem nañ fu ne. wax nañ ba waa ji libéré na ko jamono ji alhamdulilah bal mais ba tey combat bi ñu ci. ba tey combat bi ñu ci moom lan la ko may liberté provisoire wala lan. jamono ji dina génn peut-être ay 2 mois yooyu noonu la wax mais ñun dañ def le tout ba mu bàyyi ko définitivement. mais est-ce que am na droit dem ci ay mbokk muusam. non non. amagul droit non loolu la ñuy wax suñu avocat bi. waxtaan naa seeg moom loolu noonu. mais muus moom gëm nañu ne fii ak ay mois danañ ko bàyyi définitivement. waaw lu mu laaj mën nañ ko jox ci xaalis total di dem fu ko neex. ok mu ngi noonu kon xam ngeen ne fii le 9 fii day toj c'est que procès bi gars yi ñu ngi ci procès muus bi te ku nekk ci procès muus doo bàyyi ay doomu aadama voilà. di wax gars yi ñu wàcc. lu ñuy wàcc. bés bu màgg. muy kañ. bàyyi ma wax bés bi. yow demal rek accéder. maa ngi wax bés bi nga bëgg maa wax loo bés. yow demal est-ce que bés bi du suba. déedéet. ajjuma lay doon. ajjuma mooy lan ci français. ajjuma mooy kii Friday. Friday non anglais yow tamit français lan laaj nga ma. kii ajjuma nekkul Friday si France. dimbali leen ma people. jàngkat yi ana ngeen. kii élèves yi. ana Fodé Touré. kii ana kan Fodé. waaw Fodé ana nga. waaw jàngkat yi kañ la ajjuma. waaw léegi wax ma ko ci français léegi. ajjuma mooy Friday ci français. ci anglais mooy vendredi. ci anglais mooy vendredi. waaw ci français mooy Friday. Friday. ok léegi lan mooy xew Friday. waaw kay ñuy woo ñëpp. di woo waa Mbour surtout. le 9. Friday le 9. April. 2021. lan mooy 2021. 2021. 2021 waaw ok. di woo ñëpp 9 avril. 2021. fii ci Beres. Beres moom fu mu ne. Beres mi ngi nekk Grand Mbour. après hôpital Grand Mbour booy dem géej. da ngay dem mais da ngay mel ni kuy dem mais bul dem de. balaa nga yegg géej rek. yow da ngay xaw a arrière sax. baal ma tey ma quoi ma expliqué quoi. booy dem da ngay mel ni kuy dem géej te doo dem géej. balaa nga yegg géej rek sa càmmoñ noonu. xam nga moom kenn du jógee nii di ñëw. du jógee côté hôpital lay wax di ñëw. am na gars yoo xam ne dañuy jógee Espagne mais ci géej gi la ñuy jaar dañuy teel. ok voilà. da ngay jógee Grand da ngay jógee hôpital bi di ñëw. bala ngaa dugg biir géej rek. di nga ko jot. sa càmmoñ lay nekkee. foofu la Beres nekkee. bés bu màgg. bés bu rëy. non bu fi jooy nag bu fi jooy jégg bul jooy. waaw xam ne bés boobu. dañoo manqué ay mouchoirs à jeter. damaa xam ne bés boobu. du bés bu ndaw. bés boo xamante ne ñëpp a ngi koo xalaatee na fi ñëw. dañ ci ànd ak ku ne. Iskoba mi ngi ci biir. Abostar mi ngi ci biir. man Jenko maa ngi ci biir. ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci biir. ànd seeg suñu jigéen nag. jigéen ju mën góor. ku baax. non bul jooy bàyyi ma jooy tuuti. Jenko bëgguma ngay jooy. bàyyi ma jooy wala Jenko non bëgguma ngay jooy. kon bàyyi ma noppi. bul yàq émission bi nag. ñàkk ma ko sama daa war a neex. bés mu mag. ànd seeg suñu jigéen. Chacha. Queen Chacha. woo def lu rëy fii Beres. safula Beres. wàccee woo waa Mbour yëpp. ñu ñëw.
sama xol dafa bul jooy oh là là. bàyyi ma jooy tuuti man kan moo am fa Moussa Rajo te bàyyi dimbali ma ci te yàlla rek tax man gëj naa ree. ñu bëgg na ñëpp nañu ñëw may woo waa Mbour ñëpp bàyyuma kenn mag ndaw xale bébé kii doog a judd ku juddoogul yaay baay rakk sœur ñëpp nañ ñëwandoo ñi juddoogul sax ñu juddoogul sax invité nañ leen fii ci Berez entrée seen yàlla ñu woo àndal wala entrée waxal ci kii entrée quoi entrée 1500 entrée 1500 quoi yomb 1500 kese 1500 ci français 100 francs 200 300 400 500 600 700 ñaari téeméer ñetti téeméer waaw ñetti téeméer ak juróom fukk waaw asafula ñetti téeméer benn téeméer ñetti téeméer 1500 ñetti téeméer waaw ok léegi ci anglais 100 200 600 400 500 600 800 900 1000 en fukki dërëm and 5 and fukki dërëm and 5 1000 and 500 maa tey man nga naan maa tey wala téléspectateur ñëpp laay waxal quoi pour ñi ma koy waxee ci anglais muy man ak ñëpp daal nga ci boole ñëpp laay waxal te ku bëgg xam ne maa tey wala tayu ma maa ngi lay woo le 9 waaw it's a ponkal maamu Ngandi Day so ñu ngi xool képp koo xamante ne da nga dëkk Mbour te xam ne bés bi sa bés la voilà open na goo xamante ne nag jàppale ne fii la tàmbalee mais après koor gi lépp dina la gën a leer kon nag na gars yi waajal bii le 9 bii ànd si sa socha allez merci beaucoup mu ngi noonu gars yi doon laaj ndax Mbour am na artiste wala amul artiste dégg ngeen ki nga xamante ne mooy Dienko waaye tamit style bi nga xamante ne noonu la présenté woon mu mel ni Mbour am na ay artistes international waaw macha allah DJ depuis sànq comme ni ma la ko waxee rek. il y a beaucoup de talent. ci Petite Côte bi. donc ku ñu jàppale rek la ñu manqué mais ku gis Dienko mi Dienko kenn du nekk ak moom te doo reetaan. non Dienko daf may fàttali ak dëgg mi nga xam ne daa am envie basket quoi. day tëb ko wàcc. ndom préparé ma keneen ok waaw. donc macha allah talent yaa ngi te xale yi lu ñu gën a ñëw rek. muy gën a confirmer. muy gën a confirmer ayca mu ngi noonu xam ngeen ne kon lan fii ci restaurant La Braise dara du daal di yomb dañuy dalalaat sunu beneen naataango boo xamante ne moom it artiste comédien la te war na teew ci le 9 nee naa leen le 9 dina mel ni le 9 dina mel ni. accident kay teew naa bi yàgg maa ngi di kay ñëw na. sabar vampire. aw zele. mais ki mooy kan. ki mooy Abou Star. Abou Star. moo ngi. Abou nuyu naa la. ginnaaw ma sant yàlla julli ci sant sama ñaar. doo mbër waaw léegi yow. waaw mais doo mbër. ah kon léegi kii rek am ndey ak baay la mbër rek am ndey ak baay. mbër rek am ndey ak baay. ay tur moo am ndey ak baay. ginnaaw ba ma sant yàlla kii. wala may mu nuyu wala ma génn plateau bi dem sama. waaw mais tëbal. ginnaaw ma sant yàlla. non doo sant. julli ci yonent bi. di sant samay ñetti parents. kan sama yaay sama papa. ak sama wasila jébaloogu ma nag. maa ngi koy sant bu baax a baax moom xam na ne man dinaa jébal moom xam na loolu dinaa jébal mais maa ngi lay gërëm bu baax di nuyu téléspectateur ATV yëpp. waaw te ATV moom sama télé la maa xam moom defe naa. pardon kañ nga ko jënd. kañ nga ko jënd. yow am si mu ngi yëngu ko ATV. yaa ma ATV yow. waaw. kañ nga jënd ATV. waaw moom de. ok léegi nuyoo nga ci wolof. sant nga sa yaay sa papa sa sëriñ bi ngay waaj a jébal te jébalu goo ci moom mais promettre nga ko ne un jour viendra di nga jébalu. incha allah ok léegi nuyul ma ci anglais. ci anglais. waaw macha allah yaa ngi la ku dégg anglais. koo xam ne école. élève la. anglais bu meilleur note maa ko jox si classe bi 5,50 man damaa bëgg virgule. 5,50 laa yem. léegi lu ci yoonu virgule. waaw damaa bëgg virgule 5,5 laa nga xam ne maa gën a ay anglais suñu classe. sur 20. sur 20 waaw baax na. tey ngeen di xam ne. téléspectateurs yi Angleterre colonisé wuñu Sénégal lañu kii France moo ñu colonisé. lu ma fi wax rek. nga dégg I say that. Hi. It is Abo. My name is Abo. Yeah, it is Abo. The exercise copybook. Wonderful, beautiful. If you want. Come on, man. C'est beau. maa ne ma nuyu ci anglais de. waa léegi indo. waaw ba dëgg fa ne yàlla. yow sa jikko ji war nga koo baax. yow Paco
nga bëgg maa jaxase ak téléspectateur yow xam nga ne man dégguma indo lu ma fi wax ci indo ñoom xam nañ ne non poko man Is déglu ma rek yow di Is yow dégg nga abo kii baa nga yow Is dafa ñaaw di nga may tuddee Is Is yaa ko daal Is a gën a ñaaw biir Mbour pardon xool nga Is ni la mel salaamaaleykum ok lan moo waral sa teewaay tey ci plateau bi waaw sama teewaay ci plateau bi daanaka ñëpp xam ne ko ñi seetaan xam ne ko di waajal bis bu mag bis bu rëy muy le 9 avril fu muy amee restaurant La Braise da amee dama ne gars yi bis boobu noonu dama bëgg yéen ñëw teew te maa na ko ñaan ngir yàlla maa na ko ñaan ticket 1500 la dèjà am na ñoo commencé WhatsApp message ticket nu may def ba mu ticket ma ne ko da ngay jënd mu ne ma ba tey message ma xam naa ne boobu noonu daf ma bëggoon ñaan ticket mais ba leen ñaani ngir yàlla ngeen jënd 1500 la seeru La Braise fii ngeen ñëw ñu bégal leen c'est ça day way ñu la ngeen defal ne kenn mësuñu ko def Sénégal maanaam ñun ki da leen di woyal ba pare ngeen fecc ba kontaan après ñun ñu bégal leen ngeen ree 1500 waaw mais lii 1500 bëriwul waa Mbour ñëw leen incha allah Pagoda la 9 moom soobee yàlla fii ay dina mel ne ba kii jaayee mbaam mu ngóor jaayee mbaam ne noppee di dem ok le 9 ak sabaru vampire ban mooy daal le 9 ay daal jekk sa morom xam yow le 9 le 9 yi daanaka ñu koy def du ñu ay nit ñoo def le 9 du ñu ay nit ay fuite lañ ay lan fuite Endo xam nga boobu la fuite quoi ay fuite lañ yéen da ngeen rëcc ci yàlla suñu borom waaw boo xool ñun kii ñun yàlla bi ñun xam nga des fois yàlla dina ay malaaka yoo xam ne ñoom dañ koy corrompre na ko ñii si lañ bokk te fekk yàlla bindu leen xam nga yàlla bu mënut a contrôler li ñëpp moo tax quoi ngeen baal ma ci kàddu gi nag ay fuite lañ lu la fi bàyyi lu la fi bàyyi kii yéen a fi woo kay ba ngeen ma libéré rek ma dem kii yéen a fi woo man amoo problème boobu dama ngeen mën a dem leen léegi demal léegi ma dem demal ba le 9 le 9 ñu gisee lan nga may tuuti loo xam le 9 la dama leen may tuuti waaw mooy le 9 incha allah yéen ñëpp ngeen ñëw waaw Abou dama may sax dara dama la may dara duñ la may xale yi duñ la may Abou dama may wax ñu lay may yow gàtt nga xel de waaw dañu la may dara ticket 1500 jote ko ñu bëgg laa may bu doon ticket yi 5000 sax mën nañ laa may dara ñett téeméer kaa leen le 9 incha allah La Braise ñu bégal leen ngeen ree ma dem wala yow yaa ko bàyyi sa bopp waa kii maa ngi dem le 9 ngeen ñëw ngir yàlla waay dimbal leen ñu rek ticket yi quoi ticket yi ngeen jàpp si waay ticket yi ngeen jënd ngeen ñëw le 9 dimbal leen ñu waay ngir yàlla waay sonn nañ de La Braise fii lay amee Abo jaajëf le 9 fii biir Mbour daa nar a wàcc Abo merci la xaaral ma la sama yaay message ngir yàlla sama yaay la message ba mu dimbal ngir yàlla rek yaay booy c'est ça tooñ nga ma lool sa doom le 9 ak yeneen doomu jàmm ñun dañoo war a def show after work boo xamul after work mooy après non c'est ça yow après liggéey defe naa loolu La Braise amee ngir yàlla yaay dimbali ñu sa pap fexe koo tàgg nga ñëw ñëpp ngeen ñëw bu ñëw du baax de ñëw leen waay waaw merci beaucoup maa ngi dem mais c'est ça bizarrement waaw kii pour le 9 waaw sama gars yi ñëw merci beaucoup man daal yàlla mi ñu sàkk mais bizarrement nag ñi corona woon ñëpp léegi dama leen commencé gis ci dëkk bi ay ñoom Kenza ñun maa ngi gis ci dëkk bi mooy dañoo corona woon ñëpp maa ngi gis ci dëkk bi mon dom boo mënee préparé beneen kii nii beneen malaaka dina baax trop comme que man ñii mënu ma leen jàppee nit mënu ma leen jàppee malaaka ay co mu ngi noonu gis nga sa ñaari frères yi ñëw yëpp ni ñu waxee le 9 bi ñu ngi koy waajal boo xoolee ci seen i kàddu xool ci seen i bët déglu ci seen i xol da nga xam ne ñii dañuy wax au fond de leur cœur maanaam à cœur ouvert la ñuy waxee quoi le 9 waaw juste parce que ñun ñëpp dañoo bokk benn mbir muy aar parce que Sacha en même temps c'est une actrice donc ci benn label bu nekk Mbour Sali 3D Pro donc ñun ñëpp yàlla daf ñu boole ñu bëggandoo benn mbir du coup ñoom ñëpp bi ma leen ko waxee mbégte ak contentement lañ ci am nekk ci boobu ba tey ndax ku xam événementiel xam ne c'est avant pendant et après donc nekk ci di dox ci naaj bi di lijjanti lépp donc ñoom daal aw ba seen fay daal cey le 9 mbaraankat yi am ngeen mbir Is waaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi am jàmm bu bëree bëri gisu na may reetaane yow foo jógee kenn xamut si gétt gi yaa laajte xar yee ñëw gétt gi dalaa jógee rek daw ñëw gétt gi dalaa jógee daw ñëw Is nuyoo asalaamaaleykum non nga nuyu ñi lay seetaan waxtaan ak ñoom mu nuyoo waxtaan ak ñoom waaw salaamaaleykum salaamaaleykum tout court nuyoo rek wala waxoo nuyoo jàmm sant na ngeen def bàyyi na nga am jàmm maa ngi nuyu yow mi may seetaan ku ma seetaan sama yoon nekku si yow mi may seetaan salaamaaleykum mais Is balaa wax ci sore dama bëgg nga mayal ma benn maye maye ku ñëw ak la ma lay yow jamono gu métti gi may sëy na bu yàgg fi amatu lu ñuy may di lépp dañ ko jaay may nekkatu fi Is jaay ma lu indi
montam bu génnee nga joxal ma ko. loolu fu bëlee ma marché yàgg yooyu man xam laa xam. am jaay ma jënd ku bëgg a jënd. da ngay indi xaalis. ma jaay la. tey yàlla mi ñu sàkk. ak yonent bi. man daal ndekete yàlla sàkk na lu ne Chacha. lu ne yàlla sàkk na lu ne. lu ne. xeet doomu aadama boo gisee la. xamoon dara sax. yàlla ba mu sàkkee alaaji kaña gi. ay is kooba. ay jenko. ay abo. leneen lu ma gis dootuma jaaxal. waaw lu waral sa teewaay tey ci plateau. non dama lay corriger. non ba yàlla sàkkee ñooñu ba yàlla yow sàkku la. yow mii rek débat nga de yow mii rek doy nga débat. yow mii rek doy nga débat. ay fiir ngeen. waaw des fois na moo tax ñàkk si liggéey. abo nee na ay fiir ngeen quoi. d'accord naa si ay fiir ngeen yéen. d'accord. ok lan moo waral sa teewaay tey. teewaay sama teewaay nag boo koy laaj day mel ni sabotage ndax bés daa am. ay ku jàpp bés sa bés la bés moo am benn bés mooy le 9. kon date bii daal. sunu data ñun ñëpp. non yow sa data. waaw ba tey le 9 moo suñu bés ñun ku jàpp benn bés man góoma benn bés am na de. le 9 barke yonente yàlla Moussa ku ko tarre yàqu nga. xam nga la braise nit ñi xam nga dañu jàngutu français la braise mooy xal. mooy safara lu tàng jër. braise mooy xal. mooy xal la braise. moi je sais pas les français. j'ai fait les bancs aussi. xal bu tàng jir mooy braise. naan la lu 9 bu naree yomb yàqu. baa nga xam te ne yomb ku ko jiwat dootul sax. baa nga xam te ne yomb dootul demati si tere itam xarit. naan la 9 ne Sénégal ñëpp ñëw. du ma invité Mbour xam nga waa Mbour du ma la invité. Mbour ñun fii lañ dëkk. waa Mbour bëgg nañoo pare te waa Mbour mooy loolu. na Sénégal ñëpp ñëw. invité ñu ñëpp ndax ñun ñëpp ñu bëgg. Chacha mi àdduna ñëpp ko bëgg. man ñëpp ma bëgg àdduna alaaxira man damay si spectacle. maanaam néew yi sax laa bëgg. dañ maa bëgg xam nga fa laa xam. dama ànd ak sama ñeenti xarit. jógee benn spectacle ñi dem ba si armeer yi dama tiit. kooba. yàlla mi ñu sax nii lay ma doon wooye kooba ma geesu ma gis néew yi ñu amuñ bëñ ay néew yi def nii. ñii ku nekk ma daw ma jooy ma xam ne man ndekk ay nit ak bëgg mala yeeg néew yi ñeen ñëpp maa ngi leen woo ni ngay ñëw ndax Iskooba mi seen Iskooba la Chacha mi Chacha àdduna la le 9 ñëw leen ñu kaf ñu ree def rii tambale ñu kaf mënoon naa def ticket 10 000 comme ñëpp ticket 15 000 mais ticket ñëpp téeméer parce que boo ne 1500 day bëri ndax ñun olof dañ kaa desee dégg ñit téeméer ba muy ñett ngay ñëw am consommation Chacha di la wéyal ngay fecc comédien di la théâtre ngay ree di la jouer wan man show yom te ni yuñ jàng wax ma ne ay wan man show booy élémentaire yi la yéeg rek waa benn paala lu nit jàng dellu ngay reetaan ba découragé loolu dara ka gën ne si ñit téeméer dong tamit di jëppa ko nañ wax ñëw leen ñun luñ mun am mbuuram ñoo ko gënal ñu ne mbuur la ñuy wootee bu ñu neexoon demoon Dakar ba feneen dañuy wër bu ñu demee Dakar dañuy wër Chacha mi xam na lu ma koy fekk naa ko Thiès ñun bu ñu demee beneen dëkk dañuy wër toog ne duñu dunguru ñu ma sama tànk man su ma joué spectacle feneen fu Mbour damay teg sama tànk teg ko nii. ci kaw taabu ci kaw ay nit. ay nit man ni dañ may wër man xoola forcé ma sama bopp man si le choix du peuple nit ñee ma choisir nam Iskooba yow la ma su ma joué dañ may neexal Mbour ñëw leen ñu foofu ñu kaf ñu ree ambiance dekkil lu dee woon biir Mbour ak am aar fii la tëdd nelaw dëkk yëpp dañuy cof rek ay cof tuuti rek ñëw toog mais wallahi le 9 ku ñëw seetaan fii soo ñibbee bu nekk da ngaa defoon make-up boo ñibbee ta faarewut boo futoo ma yónnee la xaalis bi nga jënd ticket ku fi ñëw di nga ree ba faare tu vas faare barke yónnente yàlla Moussa. mais fooy teg say tànk. fu ma neex say nit ay doom ministre man dañ may rang du ma n'importe qui de. ñu la bëgg. ñëpp c'est le choix du peuple bi ma choisi na ma yow la. maanaam ñiy dox ci jaww ji wala ñiy dox ci. ay néew yeeg mala yeeg man yar ko du golo laa ji Sénégal xam nañ ne dama yar golo man ay golo ay xar ay bëy ay laadum man nit ñee bëgg man bind ma sama bopp yonent bi laa doon wala sura yonent bi def lu ma neex yàlla ma bindee ma mel nii nit ñi bëgg ma di jëfe ko si diggante yàlla bëggoo ma ankay akal naa la bëgg nit ñi ma bëgg ñëpp ma bëgg sa patron sa damaa bëgg boo demee fa ngay liggéeyee ne sa patron gis naa Iskooba xam nga lu ma lay njëkk wax. dégg naa moom day dagg ticket di la seetaan. c'est normal tamit jar naa ko di. waaw damaa simple nii rek de du ma n'importe qui de. le 9 ñëw leen. léegi Is lan moo xew le 9 boobu ba léegi yaa ngi naan doomu aadama yi ñëw leen. di ngeen reetaan di ngeen kaf di ngeen foo di ngeen ree mais fan la ñuy ñëw ak lan moo xew le 9 kañ lay tàmbali. le 9 incha allah rabbi. mooy benn événement bi nga xam te ne moo mës a am Mbour. yeneen événement yoo fu mës a dégg ba doy événement ay sabotage la. le 9 mooy date bi nga xam te ne moo officiel. moo légal. da ngay ñëw toog ba pare dafa am sécurité.
le 9. boo fi ñëwee. boo taxawee fee dañuy teg ay policiers ak ñoom ay kilifa ñu toog fee di la sécuriser ba nga ñëw dugg toog. ñu jox la sa consommation. nga toog naan kaf ree boo ñib ñu sécuriser la ba nga egg sa kër. mais on peut dire que c'est la première fois dans la Petite Côte. dans le monde entier nga naan Petite Côte. ah non man ci Petite Côte bi laa am. par xam dama la si Petite Côte. spectacle boobu da ngay gis comédiens yi du jouer ñu ne dañuy defoon mën show. ñu ne Titi day defee wala kii mais woon dafa mélangé. ñaari jaxase mélangé cuppu kanja. loolu amul fenn fii rek la am. di jëpp ko jour woowu ku yéex a ñëw. te tamit am na loo xam ne bëggatuma ko. maanaam nga bàyyi ba ticket yi ba lii bi commencé nga soog a ñëw nga naan ba ma ñuy aw fu ma toog. nañu motuloo surtout waa Mbour. dee leen teel a ñëw bu leen bàyyi ba événement bi commencé ngeen naan su ma teelee dem du ma soog a gis duñ ma gis ak lu ma sànce teel leen a ñëw ndax boo yéexee ñëw fekk siège yi fees da ngay obligé di taxaw te man ñun bëgguñ loolu ñëw leen ngeen teel a ñëw teel a toog fu confortable. en tout cas li ma la mën a wax mooy Chacha ATV koy jëlee këram ba biir fii te en direct lay doon ci ATV en direct ci ATV waaw pour la première fois dans la Petite Côte. ma sàcc dee la yàgg nga maa déekee ma déeti la waaw télé yi duñ jeex Mbuur mais buñ la télé sama digganteeg yàlla man si télé laay liggéey xam nga du ma wax su lu dëgg dëkk mi am nay télé yu bëri nañ mais buñ wax dëgg naa buñ la télé xale dañuy def xel yëpp ay def si ATV ndax mooy télé bu mag bi yeneen télé yëpp ay ngunu la ay nguno ay néeg ba si ma caméra yi nga jàkkaarloo caméra laa jàkkoor man du ma tricher man si télé laa liggéey man sama patron yaa ngi may seetaan man damay def émission suñu télé waaw ma génn waaw di jël ndox yaakaar ne sama patron man lay seetaan ndekete seetaanu ma ATV lay seetaan doy na waar yàlla seen jàmm yàgg yàlla mi ñu sàkk kenn du yéen yeneen télé bu baaxut ay signal man ay signal lan moo la bàyyi fi nga taxaw lan moo la bàyyi fi xanaa nga ne demal boo ma ko demal fii laay toog de fii laay commencé di woon mun suba ba fajar te xoolal nag jaay laa commencé damaa demoo répétition nii de damaa demoo répétition de bés bii nii koo xeble xañ nga loo xamut lii moo suñu bés dañuy si répété di jour ba dañuy répété ñëw jouer fecc ambiance fair play sa woy sa bu ma fàttee mais bi ma dem wala waaw demal ba le 9 waaw maa jaawal affaire yi nii la allez ba tey merci beaucoup chers téléspectateurs yéen nga xamante ne sànq ba léegi yéen a ngi toog kat dañu bàyyi xel ci ATV la première télé urbaine de Mbour allez ça se passe comme ça tous les mercredis de 16h jusqu'à 17h tey on est là pour faire la promotion de la soirée le 9 avril restaurant le Braise ou bien des Braises la Braise la Braise français boobu jub na la Braise non ñoom est-ce que mënuñu wax dans les Braises dans les Braises daa mel ne moo gën a jub la Braise kaña gi la ñu àndandoon mais laataa ñu koy dalal dañuy seetaan benn clipam sagam moom man nit nan la mën a xoolee boppam rek tuddee boppam kaña ça me fait chaud au cœur sama xol day bon ndax gis doomu aadama amul geen amul dara mu tuddee boppam kaña gi mais ok laataa ñu koy dugal dama ñuy waxtaan ak tuuti Chacha dellu si waat ci li nga xamante ne mooy programme mu 9 avril bi ok programme bi nan lay tëddee waaw déjà à partir de 21h lañ jox rendez-vous ñëpp ci kattanu yàlla est-ce que tamit bu dee sénégalais est-ce que doo leen jox 18h ndax ñu agsi fi 21h wala ne 21h ay minuit lañ ci agsi quoi non dinañ ñëw incha allah parce que du soirée buy dem ba fajar aussi donc ñu expliqué nañ ko ñëpp ñi nga xam ne dañ yëgal leen on l'a expliqué en vidéo ak ci statut yëpp donc à partir de 21h gars yi ñu toog ñu commencé comédie show bi donc comédie show bi nag parce que comédie show am na comédie musicale am na donc dañ koy tijjee comédie musicale dem a passé ci comédie show gars yi def ay one man is ñëw Kaña Jenko Abo buñ daal di daaneel nag live bi daal di jolli yaram bi jàng ok gannaaw 21h lay commencé ci kattanu yàlla bon dañu def 21h 0h ci kattanu yàlla waaw bu dee ni ñëpp ñëw nañu donc teel a ñëw incha allah teel a toog comme ça nañ am suñu temps large def suñu show ñëpp fecc kontaan bég daal di dellu kër ga ok mu ngi noonu vendredi 9 avril l'unique destination c'est la Braise sur la route de l'hôpital Grand Mbour jaajëf ndeysaan alaaji kaña gi maa ngi ñëw ci yow ak bëgg siw gone gi gone gi day dox sax di si na bopp man daal alaaji kañ nga may ma àggali allahu akbar
ok juste après gannaaw ba ñu recevoir yi nga xamante ne mooy Jenko Abo ak Is Koba gi waxtu wi daal di jot ñu daal di recevoir ki nga xamante ne mooy Alaaji Kaña gi mais laataa ñu koy recevoir dañuy daal di seetaan benn clipam def benn tampon ñëwaat. Death Connection. I say Kanyaga Kanya di magese big Kanyaga kamba ge yo sural fotit Kanyaga gas na fini sona ruyek fiti nako dis nako kit ay bebem Kanyaga wax di yo sof na delen liar Kanyaga bañi bombo ba bisap Kanyaga sule ke dina gene bop bi du ko kenn xañ en nañ ko dak japp nduli wat bu selfie loy def ni mon ci roxo bi wo tay lay de ru xel fi dina ever de bil force bi oya Kanyaga 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 kompo dara bëgg sa foofu wañ leen waju ndoñ ñu jàpp ko yeah ndank ndank wajal leen na am ñu kar foofu loo doon def kër jàmbur yow. waay Kaña gi laa dàq ji woon ma wàcc teg sama lax 3500 Kaña gi daal di koy dóor ma topp ko mu daw ma daw mu jéggi tali ma jéggi tali mu wër rond-point bi ma wër rond-point bi mu dugg ci kër gi ma dugg ci kër gi mu dugg ci pax ma toog di ko xaar fa laa nelawee quoi fa ngeen ma fekk jàpp ma nii bàyyi. allez juste gannaaw bi ñu seetaanee clip bu Alaaji Kaña gi mi nga xamante ne moom mooy ñëw rejoindre ñu fii ci plateau bi gannaaw ci li nga xamante ne mooy Chacha gannaaw ñu ngi waajal le 9 avril gis nañu ñenn artistes yi nga xamante ne jaar nañu fi waaye tamit promotion bi nga xamante ne def nañu ko wax ji nga xamante ne wax nañu ko mais xanaa balaa ngaa ñëw ci plateau sax ay yàlla mu ñu sàkk mbaali jàmm la ok léegi ba tey garaawul àdduna lépp teranga la taluwaay mu ñu jeex ah fais-toi. Ok, merci beaucoup. Au cœur des villes, les Sénégalais, vous voyez l'événement qui se trouvera à 21h, à partir de 21h le 9, dans la Braise. Il faut accueillir la voix. Il faut venir nombreuses. Il faut aspecter les Mbourouaises. Nous sommes les Mbourouaises de bien et ménété. Mon émission, je le fais avec du grand cœur. De ce fait, j'ai pris les animaux sauvages pour il se s'asseoir ici. Mais c'est mon émission. C'est ça, comment tu vas? Santiago. Je vais très bien. Je t'estime, tu vois. Merci. Parce que quand je te vois, je vois ma mère. Déjà. Dans la foulée. Dans l'international, tu es le meilleur. Merci. Dans la savoir-vivre, tu es le meilleur. Dans la musique intercontinentale, tu es le meilleur. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Merci. Tu es le meilleur. Merci. On est tous là derrière toi. Parce que tu es grand cœur, molairement. Merci. De ce fait, circonstanciel, j'ai fait les bêtes. Mon ami Abo et mon ami Is Koba, mon ami Jenko et moi qui est devant toi, la caméra, Alaaji Kaña. Je vous souhaite votre venue ici, au cœur de la Braise, avant la l'après du maire. Les mères, les pères, les sœurs, les frères, les petits enfants.
vous venez les d'enfants, nous souhaitons le fête avec du complément circonstanciel dans les 20 savanes. C'est l'entrée les 1500. Mais c'est trop petit ça. Vous pouvez l'augmenter. 10 000 parce que tu es la meilleure. Augmente les prix. Ça c'est de grand cœur. Il le reste à 1500. On vient, vous souriez, nous sourions, il ou elle sourire. On fait le fête avec du grand cœur, avec mon ami et les télévisions ATV, la télé qui est grand ouvert de la Sénégal. Je vous remercie les amis. La journal est terminée. Je vous love. Mais qui elle, quand je venir ici, il va comprendre ne bés de tout borom lay toll. ok doom ko rajaxe ko toj ko mooy loolu defal lu la neex. mais alaaji bye bye. L'émission c'est mon émission, il n'est pas encore fini. Attends aussi. ay yàlla mi ñu sàkk waa ok léegi yéen téléspectateurs yi ñuy seetaan da nga leen jox dig daje le 9 nga dóom ko toj ko après boo paree yaa ak borom la braise yéen a koy lijjanti. Tu me saoules toi. Tu me saoules. c'est ça da ngeen may dimbali. C'est ça. Le 9. C'est notre 9. Inch'Allah. Képp kuy ñëw fii te portez pas ici le 9, tu entres pas. ñëpp nañ sol la 9 ci seen yére. Bees. Le 9 bees. Sol lu bees. L'émission tire à sa fin. ne tire pas à sa fin. Tu non vois. l'émission tire à sa fin. man ngor ni ma amee ngor ba jox la lengay ne la doxalal. bàyyil ma wax li ma war a wax. c'est que alaaji man daal léegi bàyyil ma léegi. léegi comme yow déggoo français. waaw bàyyil ma wax olof. ok. gars yi yàlla na ñu ngi leen di woo le 9 incha allah fii ci la Braise pour que képp kuy Mburuwaa wala Mburuwaas wala Sénégal wee nga ñëw ñu àndandoo ak yéen kaaf fo ree xaaxataay bëre ku mu neex nga lekk nit ku mu neex nga xool tali bi naan géej gi après ñu dem suñu yoon. Inch'Allah. c'est ça way moom way da koo naan lekk ko sangoo ko sol ko dem yoonam kuy way Sénégal fii bu la sosaat téye yàgg moom mbapat rek comme ça mu war a bëf nii yàqu nga is ko ba bu comédien yi xaar abo bu mayee bu waxee lu dëgg ñuy wax lu dëgg yëpp la ñuy xaar jën ko bu laaxee anglais ñuy laax anglais moom man xam naa dañ leen suuli mais ay suma ñëwee ba ne la we are the world we are the Tuesday we are the words in the paradise so let me stress you demes. it's so fast to make it if you're the one no lie it's a feel like a paradise so let me and I'll be coming out so best better it's not a fairy it's a meaning ayca mu ngi noonu lu yàlla def jàmm nu ci dara sagam yàlla moo ñu ko jox nañu ko daal di muñee dama koy waxee saa su ne adduna moo baaxoo coow waaye ku wéet da ngay xam que la mën boo bëggee jooy tooñal ku la mën boo bëggee ndawal teqal kii nii ñay noonu lañ koy waxee wala. waaw. ok mu ngi noonu gannaaw bi ñu dajalee artiste comédien yi nga xamante ne ñoo war a ñëw ci le 9. ku ci nekk ñëw def sa présentation. leer na ma leer yàlla ne téléspectateurs yi doyaluñu. c'est parce que lii dafay mel ni benn genre teaser bu ñu leen wan te gis naa ni dégg naa ni xalaat naa ni le 9 moo koy dàq. tey sa mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw tey wuyu si la. te ñu war a àndandoo ak yow yéegee ndoo yow ci plateau le 9. lan nga leen di wax. waaw juste dama leen di sant ci seen disponibilité. bi ma leen woowee téléphone expliquer leen projet bi ñu ànd ci ak man ak xol bu set macha allah. dama ci jàppale ku ma ci déggul woo ma ne ma foo toll donc loolu contentement parce que mënoon nañ ma ne. nangu nañ ba pare toog seetaan ma ci. mais seetaanuñ ma ci donc leen sant leen gërëm. di ñaan yàlla rek yóbbuñu ak jàmm ci le 9. yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le yàlla def événement bi am réussite totale ci kàttanu la ba képp ku fi ñëw di nga bëgg dellu si waat sa njaboot. ayca mu ngi noonu xale baa ngi nii boo ko dégloo da ngay dégg musique mais tamit comédiens yi boo leen dégloo da ngay dégg comédie da ngay déglu one man show bu neex di nga déglu comédie di nga am live di nga am xeetu musique boo bëgg moo xam solo moo xam mbalax moo xam lépp loo yittewoo ci wàllum musique
boo fi ñëwee le 9 di nga ko daal di am mais qu'est-ce que ça te fait nga xewle say mbokk say xarit ndax waxuma yow ak artistes yi mais gannaaw sa yow ak artistes yi waa 3D ñëw wuy si la tey lan nga leen di delloo yow waaw waa 3D moom aw ma seen fay ndax bi nu xamante yàggul mais dañ ma boole ci seen bopp di ci sant suñu njiit di Sabali ak Amadou le général Traoré aussi aw ma fayam borom GT Pro donc di nuyu xale yëpp di nuyu élément yëpp vraiment ñoom aussi desuñ ci ginnaaw ñu ngi ànd ak man muy naaj muy sker muy guddi muy bëccëg donc je les remercie tous Mr Jazz le mannequin international Kiné sama rakk ji Thiat Momo sama snapper donc ku lim daal juum kontaan naa ci ñoom ñëpp macha allah. ok ku lim juum bu kenn lim na ñëpp ñëw wuy suñu gannaaw le 9 vendredi. à partir de 21h fii nga xamante ne moo di restaurant La Braise sur la route de l'hôpital gannaaw 21h bu jotee lépp lu ngeen yittewoo ci ambiance bu ñu ñëwee dañ nañu ko am. entrée bi yomb na loolu muy lan ñetti téeméer. kese ci xam nga boo ne 1500 gars yi nañ jàpp 1500 euros wala 1500 dollars wala 1500 ouguiya wala dalasi mais da nga naan ñetti téeméer ci xaalisu wolof ah. waaw ok loolu mooy dugg bi vendredi lay doon fi nga xamante ne moo di restaurant La Braise sur la route de l'hôpital 100 ou bien 150 mètres après l'hôpital Grand Bourg à gauche soriwul jàkkaarloo géej gi gaa ñi nee nañ dinañu way lem tali bi naan géej gi damay ragal après jën manqué ci dëkk bi ay jëlan ngay tàggatoo waa di sant di la sant yow ci invitation bi di sant borom kër gi borom Braise di ko sant di sant Jessica mi ñu fi fekk mu yaatu lool macha allah borom Odax sama tons moom dama koy bàyyi ak yàlla rek ndax vraiment mu ngi jàpp ci carrière bu baax a baax ci domaine am di sant ñi ma àndal tey di naan fan si yëpp rendez-vous le 9 avril incha allah Braise ñu dëbb ba mu mokk ok buñ ko dëbbee ba mu mokk xëy na après borom dina ko tabaxaat mais en tout cas luñ ci mën a am rek le 10 après mooy nettali bi allez mu ngi noonu c'était votre émission 16-17 sur ATV la première télé urbaine de Mbour comme ni ñu koy am les mercredis bu jot ci ATV la première télé urbaine de Mbour di jaajëfal bu baax a baax samay caméraman Mondom maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax mais di jaajëfal sa tons bi njool mu waaw kenn du moom njool mu kii kenn du moom njool mu kii bëgg a takk ñaareel garaawul maa ngi la ciy toxal baax a baax di jaajëfal baax a baax Fodé mais aussi ak Mori ñi nga xamante ne gannaaw bu lumière yi c'était loolu ba image yi leer nañ gannaaw yàlla ñoom la mais di leen jox dig daje nee nañu leen ne vendredi même ATV dana àndandoog daal di accompagner nga xamante ne moo di Chacha la fleur sauvage de la musique sénégalaise bi fi tey noonu laa ko tuddee allez ciao bye bye peace and love am out dox naa ñi ñong ci marché yi ñi ñong ci bureau yi ngir daal ut lu ñu am gàcce nga la may waaw bépp jigéenu Sénégal ak bu Gambia man sopp naa ma leen waaw jigéenu Sénégal sama jigéen kay ma bëgg la man sa tey ma waye la jigéen ñi daal am na ñu jom lool ndax saa su ne ñoom ñoo ngi liggéey sama jigéen kay ma bëgg la man sa tey ma waye la jigéenu Sénégal jàmbar yaa ngi ne ndax saa su ne ñoo ngi ñafee sama jigéen kay ma bëgg la man sa tey ma waye la jigéenu Gambia sopp na ma leen jigéenu Sénégal bëgg na ma leen jigéen